salaamaaleykum mbokku internet yi ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal ñu am mbégte dalal fii kii di Serigne Boussobé Bousso nekk président de la convergence des jeunes marabouts républicains mu nekk tamit opérateur économique agricole nekk ci à la tête de l'entreprise Al Haqqou Agro mu nekk particulièrement dans la zone agricole côté Touba ba Diourbel Ndiarème je pense bien. ñoo ngi lay nuyu di la jaajëfal di la dalal fii ci kër gi senego.com. salaamaaleykum mbokku internet yi mbokku Sénégo ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp fépp foo xam ne rek nit a nga fa di teewlu Sénégo ñu ngi lay nuyu di ziar yëpp di wax comme ni nga ko waxee rek noonu la que entreprise bi gën na yaatu. ba yegg na ci ay yeneen ci fleur bi ci vallée bi ci vallée ba. surtout foofu sax lañ gën a yaatu liggéey. d'accord nga nekk en tout cas aussi acteur politique bu ñu ràññee ñu toll ci jamono boo xam ne réew mi daanaka naroon na dugg ci guuta ndax problème mu Ousmane Sonko ak ndaw bi di Adji Sarr déjà yow mi en tant que acteur de développement. ñu xam ne réew balaa moo dox foog ko économie yoom dox ñu dund ci période boo xam ne gis nañu ñuy toj ay boutique te li ngeen di jëlee ci tool yi foofu lay dugg est-ce que loolu tiitalu leen ci lu mel noonu. waaw ci jamono bu xaw a compliqué peut-être yàlla def na dal mi ngi dellu ci réew mi ndax sunu kilifa ak sunu mag yu baax yi nga xam ni ñi ngi fii ci réew mi. dox ci ay tànk jàmm ñaan ci aussi ndax ci réew lañ nekk moo xam ni ñun ñi nga xam ne ñëpp dañuy woote woon ay jullit lañu ak ñi nga xam ne dañuy woote woon ay chrétien lañu ñun ñëpp benn lañu parce que yàlla lañu bokk gëm donc ñun ñëpp dañuy utiliser ñaan ci loolu yaakaar naa ni yàlla mi ngi def sutura ak dal di am ci réew mi donc di sant bu baax kilifa diine yi ak kilifa aada yi ak jàng beeg ñëpp di leen ñaanal aussi ci taxawaay bi nga xam ni am nañ ko ci jamono ju metti ji seen taxawaay yi nga xam ne am nañ ko donc ma profité wu ci occasion boobu ziar ak ñaanal Serigne Abdou Lahad Mbacké bu nekkoon ambassadeur bu Koweït nekkoon nit ku jàmbaare nit ku liggéeyal réew mi nit ku bëgg réewam gëm ko nit ku dëggu aussi ndax Kandé jàpp naa ni nit su fekkee da nga nekk ci benn dëkk comme ambassadeur nekk fa depuis Abdou Diouf ba tey kenn mësula changer kenn mësula remplacer mësoo tuxu sa place am na loo def. am na loo wone am na loo liggéey donc nekk koo xam ne dafa participer ci réew mi ak ndaw réew mi bépp xale bu mës a génn fii dem jàngi ak foo mën a ne mu jël yitteem def ay matukaayam di la taxaw ba tey yàlla def démb ci conseil des ministres bi ñu gis que ni jox nañ ko lijaas ak noppalu. maanaam jël na retraite pour ñëw fii ci réew mi nekkandoo ak ñun ñëw noppalu si donc ñu ngi koy ñaanal mu nekk réussir ñu ngi koy ñaanal mu am jàmm dund lu baree bari ba lim liggéeyaloon lépp yàlla ak sëriñ bi delloo ko ci li nga ma laaj ci wàllu diggante ñaari mbokk sénégalais yoo xam ne dañu amoon ay jafe-jafe ba dugal maanaam mën naa ni sax guuta ci réew mi ndax bu ñu xoolee ci jafe-jafe yooyu am ci économie réew mi comme ni nga ko laajtee am nañ ci tiitaange yu baree bari ndax gis nañ ni lu baree bari ci ay dëkk bi yàq nañ ko gis nañ ni ay station yu bari taal nañ ko gis nañ ni ay magasin yu bari daaj nañ ko foofu ña fa doon liggéey tey dàq nañ leen 2000 personnes 2000 employés léegi ñooñu nan lañ war a def ñooñu nga xam ne dañ leen dàq nan lañ nar a def lan moo tax ñu dàq leen ndax yàq nañu ba bërëbu liggéeykaay. fu ñu waaw non lan moo indi cause ñu dàq leen parce que dañoo yàq seen i bërëbu liggéeykaay lan moo indi yàq gi ñaari nit ñu am benn problème. boo xam ni lu ñu waroon a mën a toppatoo la régler ko su fekkoonte ni bàyyi woon na lépp ci loxo yoon mu doxee ni ko yoon doon doxale benn jafe-jafe du am. waaye nag mbir yu mel noonu su amee am ay woote yu ca am ay wax yu ca dugg am ay appel yu ca am ba mu indi yu mel nii. vraiment jur na tiitaange bu rëy ci réew mi te ci yemul ci rek ci yàq gi ak dàq gi ñu dàq ñooñu waaye ma xamal la ni
ñun ba ci man sax mën naa ni man ñoo xam ne dañoo amoon seen ay ceeb ñii am seen i jaxute ñii am seen i kànja ñu indi ko teg ko ci bërëb yooya man na maa bañ a tudd benn tur pour bañ a publicité mais ñu indi ko teg ko ca bërëb yooya li nit ñi war a comprendre mooy ñun bu ñu ñëwee nekkul ni ñooñu dañ ñuy fay ñu dem déedéet dañ ko fay teg ñu jaay jox ñu li ñu ci am ñoom seen bénéfice lañu ci am ñu jël ko donc kon bu nit ñi ñëwee yàq loolu avant ñu koy jaay y'a problème donc mu nekk loo xam ni yaakaar naa ni dina jafe pour ñu trouver waat solution yoo xam ni dina toll foofu ci réew mi donc lu compliqué lay nekk et en plus aussi ma jàpp ni ci mbir moomu am na ay manipulation yu bari yu ci am te jàpp moo woon ni loolu waroon naa mën a am dama jàpp ni rek nit bu fekkente ni nit dafa ñëw tuumaal la ni la yaa def nangam njortu naa ni c'est la première fois ñuy tuumaal nit ci lu mel noonu du première fois donc tuumaal nañ fi nit ba tàyyi tëj nañ fi nit ba tàyyi jàpp nañ fi nit ba tàyyi nit it tuumaal nañ ko fi ba tàyyi mu dem setal boppam ñu bàyyi ko mu dem donc jàppoon naa ne mbir yi ci foofu rek la waroon a yem waaye waru woon a egsi ci tournure bii mu yegsi ba yàq ci lu bëri ci réew mi ba yàq lu bëree bëri ci réew mi. loolu am na solo bu ko weesoo tamit man mënuma wax ak un opérateur économique maanaam ñàkkul ne da ngeen di def ay offre d'emploi ndax secteur bi nga nekk wàllum mbay la tey le problème de l'emploi des jeunes dafa daal di posé wu président de la république commencé di ci jël ay jéego ay ndogal pour que ndaw ñi mën a dellu ci en tout cas mën a am ay liggéey ay am ay xeeyukaay li ci gën a fës temps yi mooy centre de jeunesse yooyu nga xam ne nee nañ ñu dinañ ko taxawal ci 45 départements yi nga xam ne am nañu ko ci réew mi est-ce que yow jàpp nga ne mesure bu baax la déjà comme au début. waaw dama njortu ni ci wàllum xëyum ndaw ñi gouvernement bi am na ci ay jafe-jafe. yu bari am na ci jafe-jafe bi mooy li fi nekk ci ay nit ñu amulum xëy dafa bari te loolu yaakaar naa ci am réew jafe-jafe weesu te itam aussi ma gis ni taxawaay gi dafa des. ci ban boor. merci tey ñi nga xam ni ñoom la ñu dénk emploi ñi nga xam ne ñoom la ñu dénk ndaw ñi taxawaay bi ñu waroon a am dëggantaan amuñu ko. tey bu ñu demee ni dañuy tabax ay kër. maison de la jeunesse. de la jeunesse mais espace jeunes yi kon lan lay liggéeyati su boobaa. te la ma dégg ñu wax ni moom lay def. moom la espace jeune bi doon def moom la SEDAF bi doon def moom la SEDEPS bi doon def. surtout SEDEPS bi. donc benn liggéey bi la donc dama gëm ni tabax ay kër pour ay ndaw du solution xam nga la mooy solution nañu jéeme former jeunes yi ñu am ay métiers ñu dem wutal leen ay jumtukaayu liggéeyukaay ñu liggéey mais jël tabax et après tabax bi pour tabax boo xam ne boo ko tabaxee. ku ba nga cee def kenn xamul nu mu toll ci xaalis soo paree doo am entretien xëy yàqu lay def donc amul benn sens jàpp mu man ni loolu mooy solution bi xam nga la mooy solution nañu delloo si ndaw yi wax leen ni leen bitim réew dara amatu fa waa bitim réew sax déjà ñoom ñi ngi ñëw Sénégal pour investir wut fi ay suuf jéem a bay donc ci wàllu mbay dama jàpp ni buñ ci dëggalee def ci taxawaay yi ñu ci war a taxaw accompagner ndaw ñi former leen amul lenn lu ko gën a doon solution te dama jàpp ni nag réew moo gis ci àdduna mbay mooy doxal réew ma bu mbay doxee yi des yëpp ay complément bu mbay doxul amul tabax ak loo mën a def. maanaam nañu jéem a instaurer benn politique boo xam ne réew mi dox dafay permettre ndaw ñi ñeme tool yi. ñeme xam tool yi dañoo jàpp ne dem ci tool yi mooy dernier recours quoi maanaam boo demee ba amatoo lay def. ngay soog a xalaat ay tool alors que. xam nga Kandé baykat dañ ko jàppee nit ku tekkiwul dara te alors baykat mooy ki ëpp importance ci réew. dëgg. fii kan moo mën a xëy du añ. amul de. li ñu togg añ kan moo koy def. baykat bay koy bay. ceeb bi ku koy bay carotte bi ku koy bay ñambi bi pëloox bi lépp li ñuy togg ci mbay lay jóge donc tey. dañu war a gëmloo gis nga boo demee ci àdduna bi foo dem ci àdduna comme man mi nga xam ne damay dem ci salon yeeg damay dem fu bari réew moo dem baykat yi ñoo fa ëpp doole
ñoo yor économie réew mi ñoo fa ëpp xaalis alors. milliardaires yi bëri. alors foofa la fa am lañ dëpp indi ko Sénégal. foofa dañoo jël béykat teg ko ca kaw ñun dañoo jël béykat suufeel ko alors mbay mi suñu ko gëmloowee ndaw ñi won leen liñ leen ci war a woon te jàppale leen amul lu ko gën tey Kandé man dama am fierté ci nekk baykat tey réew mi ci samay nawle samay maas samay morom ak ñi ma mag ñeewuma kenn xaaruma kenn ci dara àbbuma kenn ñaanuma kenn. yow ci bay nga jaar ba man. ci bay rek la amul leneen lu may def lu bay bëri ci àdduna bi bokk nga ci ay salon agricole yu bëri. Kandé amul lenn te ku la gis xam ne quand même doo pas tu es encore jeune. amul lenn lu may def. lu dul bay defuma leneen bay mooy sama activité principale mooy sama liggéey ci laa ami soxna yu rafet kenn dàquma soxna oto bu may dawal kenn dàquma ko am naa bureau am ay emploi di leen fay chaque fin du mois. ci bay rek. donc mooy loo xam ne dañ ko gëmloowul. te bay quand même du naxee parce que suuf loo ko jox mu delloo la. ko. maanaam yow sa nawet lu mu bon li nga ci sotti woon di nga ko mën a récupérer waat. il faut ñu gëmloo ndaw ñi mbay mi te jàppale leen. parce que politique agricole pour les jeunes xam nga la moo gën a doon problème Sénégal est-ce que xam nga ni Sénégal tey boo xoolee 100 entreprises yu fi ubbi yëpp xam nga ñaata moo ci dox. 9 est-ce que def nga gëstu boobu. entreprise Sénégal fii. boo xayma woon bu fekkoon 100 lañ. waaw entreprise yëpp 9 a ciy dox 91 yëpp dañuy dee benn du ci dox yëpp dañuy tëj 6 mois rek bu ñu ko defee tëj donc kon dafa laaj ñu xool lan mooy problème bi. xool former xale yi bala ñu leen a jox ay financement ak xaalisu réew mi gis nga ñi nga xam ne dañoo am sax ay formation yu xaw a tane boo leen joxee xaalis dañuy am problème nu ñu ko gérer waxuma laa koo xam ne dafa tëdd di nelaw nga yee ko jox ko ay millions da koy lekk. mais ndaw ñi tamit bëgguñu bay nag du ci état man. non dañu leen koo bëgguloowul. il faut que ñu def donc ay programme gis nga àdduna kenn bëggu fi dara lu nekk nit dañ ko koy bëggloo xemmem loo ko. parce que yéen ñi nga xam ne ay dañ ndaw leen ko war a jaay. yéen ñi waaw jaay boobu laa doon wax si sax parce que yéen ñi di nekk ay ndaw di évoluer ci secteur agriculture yàlla def ngeen tëdd ci am ci alal yéen ñi bu ñu leen fësalan teg leen ay champion ni ñuy wane musiciens yi di wane noonu mbalaxmaane wala rappeurs yi bu ñu leen wane woon noonu ñàkkul ne tamit yéen tamit di ngeen am li ngeen yëkkati ci xolu ndaw ñi ba ñu xam ne kon agriculture du yëfu baadoolo kese. xam nga dama dem salon agriculture daaw Paris gis président Macron ñëw ci salon bi doon xool ci affaire mbay mi ci ñi mu àndaloon ñu présenté ma ci kenn koo xam ni baykat la imagine toi ñu présenté ma ci koo xam ni baykat la mu bokk ci délégation bi jiitu bi ñu ñëwee di wax ci mbay sax président da ko xëcc mu ñëw taxaw ci wetam muy wax di déyante ak moom amaana sax la mu koy dee amul benn njariñ mais mi ngi koy jaay ñu newoon ci salon bi ñëpp imagine toi man remarque bi ma ci am moom la ci ñëpp am ñu ni président bi ànd na ak benn opérateur économique baykat bu mag la ci réew mi ñu ni président moom la ñuy waaj jox kàddu président woo ko sëggante déyante ak moom amaana sax wax ko lu am njariñ mais jaay na ko ñëpp ña fa newoon ci àdduna bi ñu xam ko donc il fallait li ñu am ñu koy valoriser ko di ko wane bu président bi dee dem mu tànn ay ndaw yoo xam ni ay baykat lañ mu waree la ñëpp xam ni ay baykat lañ waxuma nag toog bu neex la rek nga ni diw baykat non ñu tànn ñoo xam ne ñii xam nañu ay baykat lañ buy dem di ànd ak ñoom ci lu jëm ci wàllu mbay fësal leen wane leen jaay leen seeni morom tey salon agriculture bu nekk ci àdduna bi yu ci bari dem naa ci mais su ma gisee comportement yi nit ñi li nga wax ne dafa am solo vraiment su ma gisee comportement yi nit ñi am ak baykat yi comportement yi ñu am ak baykat yi dañuy investir jëlee ko ay dëkk ki dëkk yëpp ko ci dangay gis koo xam ne ay ngooñ ak ay lu ne lay yëpp ci avion ngooñ boo demee ak salon agriculture ngay gis ko indi ceeb gis ko indi ngooñ gis ko indi beta lu ne ngay gis ku ko gàddu boo ko laajee réew moom la mu ko jëlee mu wax la ko sax da ngay tiit ci waaru ci yàlla suñu borom alors nga xam ni bay du ay caaxaan du ay caaxaan imagine toi ngooñ nga yeb ko ci avion pour indi ko ci ab salon ni da nga koy jaay donc c'est très important ñu gëmloo mais rawatina ñun ci suñu réew yi rawatina Sénégal ñun am nañu suuf bu baax xamuñu ay intempéries yu ëpp maanaam ay accident climatique yoo xam ne mën na ñëw yóbbu sa tool lu mel ni ay inondation
ñun ndox mi dina fi taw lool macha allah est-ce que donc du problème boo xam ne quand même dafay interpeller sénégalais yi yépp. non problème boo xam ne ku ne am nga ci part de responsabilité. te ku nekk part bi nga ci am war nga ko doxal. te gëm naa aussi ni ndaw ñi ñu ngi commencé ak même autorités yi ñu ngi commencé di xam parce que maa ngi gis ci programme mu emploi des jeunes yi ñu jël programme boo xam ne dañ koo jagleele mbay mi rek nga xam ne ci lañ actuellement su ma la waxee sax Sénégal ci liñ gën a viser pour emploi des jeunes agriculture la. mooy lu mel ni Agri Jeunes. agriculture la même direction de l'emploi. tey maa ngi nuyu ka fa nekk di Pape Modou Fall. nekk nit ku jàmbaaree ci wàll wi ndax gis naa mu am ay xalaat ci wàllu mbay wut ay convention wut ay jeunes yoo xam ne dañu am ay tool mais amuñu woon lu ñu fa def mu ñëw di fexe nu ñu amee lu ñu fa def donc man loolu laa gëm ci am réew ni dañ ko war a créer mën naa ci tudd gis naa ay suuf yoo xam ni xamoon naa leen ñu amoon problème mu defar ko am problème mu liggéey ko tey mu ñëw dugal fa loxoom pour suuf yooyu tey jeunes yi mën ko aménager man ko bay tu compris man fa jëmmal seeni man fa jëmmal dara loo xam ni te tey fa ñu jël fu ci nekk boo jëlee benn jeune benn hectare ba muy am programme boobu yaakaar naa mi ngi ko def jeune bu nekk benn hectare tey jeune bu nekk mënut a liggéey benn hectare jeune bi boo ko joxee benn hectare il faut mu uti keneen ku ko jàppale mu nekk deux donc loolu xel la ba ñent waaw loolu xel la moo xam ni avec les moyens quoi pas nga ñëw jox nit ki tamit jiw rek nga ne ko demal nga formé ko parce que dafa am formation bu muy laaj bu mu war a def matériel boo xam ne quand même wareef la ci mbéy mi nga tey xam nga lu gën a garaaw loolu yëpp bu disponibilité xam nga lu gën a garaaw ci réew mi tey da ngay gis koo xam ne man tey damay am dafa am koo xam ne dafa ma indil CFM mu nekk master 2 la am man amuma benn diplôme man amuma benn diplôme man bay rek laa am diplôme mu béy nga am kese ñu indil ma diplôme boo xam ne ki ko am master 2 la am ma laaj ko loo ma mu ni mënul dara mais c'est grave c'est grave koo xam ne sa ndaw yëpp ci jàng nga ko def ñëw ba am master 2 wala nga am licence wala nga am loo mën a am ñëw ñun la loo mën nga ni mënoo dara d'accord loolu am na solo pour ñu mën a avancer ci question yi parce que moom wàllu mbéy moom ñun ñëpp xam nañ ne tey loolu mën na nekk secteur boo xam ne dafay employer jeunes yi bu baax a baax mais dafay fekk autorités yi xam loolu sawar ci loolu te ñu def ko véritablement benn préoccupation bu réelle ministre de l'agriculture tamit gis nañu ay malgré que lu ñuy wax ci en terme de récolte yu baax en terme de nawet bu baax ndax ndox mu disponible en terme de disponibilité à temps réel lu mel ni semence lu mel ni en tout cas matériel agricole ba tey am na ay gars yoo xam ne dañuy critiquer souvent yow mi nekk acteur agricole nekk ci milieu bi muy sa xeeyukaay même njàngat bi nga am. waaw mën na maa wax ni dafa am Sénégal ñaari xeetu nit yu fi am yu jëm ci wàllu mbay yu bokk ma séparé la ko mu leer mooy baykat ak booykat baykat mooy ñi ne ci àll bi ne ci tool yi di liggéey gëm ko ministre bi bu ñëwee wër def campagne xool lan la war a def ànd ak techniciens yi services yi ñëpp ñëw ñu xool ni kat dañoo war a indi jiwu indi engrais indi temps ñu dem dajale loolu indi ko ñese yi nga xam ne ay baykat lañ dañuy góorgóorlu dem ji seen jiw bu baax xaar yàlla toog xaar yàlla taw ministre bi mën na indi jiwu mën na indi engrais mën na accompagner nit en terme de mais matériel ministre bi mënut a taw ministre bi mënut a saxal loolu dañoo war a nit ñi dañu ko war a teel a comprendre dëgg la campagne bu yàqu mais ministre bu ñu dénk am ab ministère boo sañoon campagne bu nit ñi séentoon ni 50 lañu war a am nga am 100 parce que yow loolu mooy sa réussir dëgg la donc ñi ci gëm seen bopp nekk ay baykat dañuy dem ji toog xaar mu taw ya baax ñu def seen engrais bu récolte jotee ñu récolter am lu baax kenn du leen dégg waaye ñi ci nekk ay booykat ñooy dem jéem a lijjanti jiw bi pour lekk ko bu ñu ko mënta am yuuxu lijjanti jiw mooy ñi pour ngay lekk dégg ko mooy ñi ngay dégg ñu yuuxu ñi ngi may wax ñi nga may wax mooy ñi jéem a dem lijjanti jiw pour lekk ko mooy ñi nga xam ni
bëgguñu dara ci mbay mooy ñi nga xam ne amuñu fenn ab tool te fuñ toll naan ay baykat lañ te mosoo leen a gis ci benn terrain wala nga gis leen ci daara lu taqaloog mbay. ñuy wax ne ay chinois yi ñoo jënd gerte gi te jëndiwuñu ko sax far. te jëndiwuñu man dama ci dégg sax koo xam ne xam nga lu mu wax day wax di weddi boppam mu ni voilà ministre bi dafa favoriser chinois yi parce que man sama buntu place su ma fa toogee chaque 15 minutes camion chinois yi romb ma di yóbbu ma toog tuuti di ko déglu pareegul sax mu ni waaw parce que fi mu ne boo demee sax ci àll bi gerte ministre bi li mu wax ci ay chiffres amul ndax gerte amatul ci dëkk bi ma ni waaw mais nu gerte yi manqué. ba pare chaque 15 minutes oto romb la xanaa kon gerte gi Allemagne lay jógee c'est que xam nga nit ñi parfois dañuy toog sax di wax te duñu xam wala duñu maîtriser li ñuy wax lan la donc ñooñu duñu ay baykat gis nga ñi bëgg a bay te nekk ci lu leer di bay te comprendre ni mbay du ministre bi moo ko yor mais yàlla moo ko yor ministre bi en tout cas mooy indi ay jumtukaay mais sans parti te jumtukaay yi muy indi jumtukaay yu leer la te baax ministre de Moussa Baldé parce que nag naa la wax ñaari baat bi mu ñëwee ak léegi Moussa Baldé bi mu ñëwee ak léegi lu bari ci liñ amoon ci ay rendement yokku na vraiment bi mu ñëwee aussi taw yi fi am yow ministre bi pare mooy keneen ku mu wuutu kooku fekk na la nga nekk ci mbirum mbay ba léegi kan la mooy kii Moussa Baldé wuutu kan est-ce que xam man dama doon raam sama papa dama daan raam mooy yóbbu tool su àggee damay wàcce may raam di dagg ay ñax waaw yow war nga mën a wax ci agriculture kon yow jàpp nga ne bi ministre ñëwee boobu ba tey waxuma bii fi nekk de Abdou Diouf bi mu fi jógee Abdoulaye Wade di ñëw ba tey dama am expérience ba pare di pratiquer nekkuma di théorie de kon ça va quoi avec Moussa Baldé ça va non man nekkuma fi di théorie ay mbay de man damay bay nekk Ross Béthio ami tool Macky Sall dawal otoom ba samay tool mu taxaw xanaa loolu lu gën a leer ci àdduna am président de la république dawal otoom ba samay tool mu taxaw waxtaan ak man laaj ma wax ko sama relation ak Macky Sall du ay politique de mbay moo ma indil relation ak Macky Sall mbay moo ma indil ak relation ak ministre yi nga gis fi yëpp parce que ku ci ne da ngaa déparé fii ba Macky Sall ñëwee sama tool ba dem ku ci ne da ngaa déparé fii di dem jaar ci sama tool booba bari ci lañ ma xam man damay bay caaxaanuma donc lépp lu may wax ci mbay lu ma xam la man mbay moo may dundal man du Macky Sall moo may fay du benn ministre du benn directeur man mbay moo may fay lépp lu ma gis ni day doxal mbay ak ku ko mën a yor ak noo ko mën a doxalee ma sant la gërëm la ñaanal la koo mën a doon ak foo mën a bokk waaye képp ku ma gis ak koo mën a doon ak foo mën a bokk nga nar a yàq mbay damay taxaw ci sa kanam def face ak yow donc Moussa Baldé mënu fi ñëw yor mbay mi ñun ñi fi nekkoon démb di bay xam mbay gis apport yi mu indi yokkute yi mu am te duñu ko wax dinañu ko wax te képp ko wax lu safaan ak loolu dinañ génn ni la li ngay wax du dëgg sa ay intérêt bopp rek la ñor mais ku intérêt réew mi ñor ku bay kese ñor xam nga ne bi Moussa Baldé ñëwee ak léegi mbay mi soppiku na ci wàllum jiwu soppiku na yokku na ci wàllum engrais soppiku na yokku na ci mboolem xeeti matériel yi ñu fiy indi ñoom ñu koy demande ñu leen ko jox ñëpp xam nañ ko. te defuñu ko affaire politique parce que Sénégal tamit xam nañ ne da ngay am ministre bi dafay am ay nitam ñiy milité ci wet gi. dama laa bëgg a wax ne la yi sentiroo la dama laa bëgg a wax ne la ca doon politique sax la ca ëpp dindi na ko. ah bon parce que boo xoolee am na fii nga dégg fii déggoo fi daaw ay opérateurs yu kaas lan lañ doon kaas parce que dañoo wàññi li ñu leen doon jox. waaw jox ko ay yeneen i nit. bi mu ñëwee li mu njëkk a réussir mooy loolu ni ñii kat li ñu leen jox dafa bari te pour joxe jiw wii dañu war a fexe mu yaatu waxuma ñi ñuy jox pour ñu bàyyi de ñiy séddale laa wax ñi nga xam ne dañuy ñëw jënd ci état bi di joxe waat. opérateurs yi sax dafa wàññi yokk ay opérateurs yoo xam ne dañoo déposé woon te amuñu. pour mu gën a yaatu mu gën a yaatu. parce que gis nga nag naa la wax benn affaire Moussa Baldé dafa am lu mu comprendre lu ñu bari comprendre loolu mooy nit ki du da nga koy jël ci bureau bi rek teg ko pour muy bindi kayit ak yooyu mooy am na emploi déedéet tey nit koo xam ne dafa def demande pour ñu jox ko mu nekk opérateur nga fexe dimbali ko ba mu am mooy jox nga ko emploi benn mooy li nga ko jox ni ko yaa koy jox diw ak diw ak diw wala dëkk sàngam dina jël ay nit pour ñu defal ko dina jël ay oto fay leen pour ñu yóbbul ko jiw bi dina jënd ay jiw ci ay nit donc loolu mooy joxe emploi bi gën a fort parce que la nga koy jox yow lu ndaw la ci yow mais moom bu ko tasaaree dana laal lu ëpp 50 personnes. parce que oto ba koy yóbbu ña koy yeb ña koy wàcce fa mu koy jënde ñam koy jaay ñam koy jox emploi yi muy jël pour ñu defal ko loolu donc joxe emploi dafa bëri ay façon
te moom ci philosophie bi mu am bu ngeen toogee di waxtaan sax bu ngeen waxee da ngay xam ne kii li mu xam ak li mu mën amagul fu mu ko defee donc da nga koy comprendre ci ay waxtaanam man dès le début bi muy doog a ñëw ànduñu woon. Moussa Baldé dama demoon samay tool man toog ci sama ruq jàpp sama bopp ne ci sama mbay di bay ni kii ma gis damay xaar su ma gisee lu ma xam ni lii xam naa ko jëm na kër su ma gisee lu ma xamul ni lii jëmul kër ba mu demaaree dem doxal ma gis li muy def xam ni baax na mais dama koy jàppale man du Moussa Baldé laay défendre. mbay laay défendre. kon moom bu ñëwee yor mbay mi teg ko ci yoon di ko doxal ni mu waree dama koy jàppale. képp nag koo xam ne da ngaa jóg di wax leneen lu dul loolu waxoo dëgg du ma ko rafetal sax dama naan la waxoo dëgg. kon nit ñi dañuy bon opérateur huilier yi tamit léeg-léeg ñu attaqué ko ñàkkul ne dañ cee gisul seen bopp ñoom tamit. non opérateur huilier gis naa ko ci doon wax la muy wax sax maîtriser wu ko muy benn ñaareel ba mooy kuréel gi mu wax ni ca la bokk est-ce que ci kuréel gi la bokk waxuma bokk ci de man lu may wax dama koy xam sama aqulaay taala rek laay wax est-ce que ci la bokk ndax man dama jàpp ni nit ku ñàkkee responsable ni kooku ku xamadiyee waxin koo xam ni xamul dara ci waxin ni kooku ñu ne dafa am genn kuréel goo xam ne la ca nekk ëpp na 1000 personnes 1000 personnes yooyu yëpp ñu baleen fa di la jox yow moom ngay wax man loolu laa njëkk a jàngat man ni man kii bu fekkee ni rasiyaat gi mu wax ni ci la bokk waxuma ci la bokk gi mu tuumaal ni ci la bokk bu fekkee ni ci la bokk ba pare moom ñu jox ko mu nekk porte parole rasiyaat war nañu koo xool quoi. nee na ku ñàkkee xam-xam ni kooku. dégg naa sax man am na benn audio bi ma déggul muy naan ministre bi bu muusoon. non da koy woo ci suuf mu jox ko gerte wax ci jeex. non audio bi mu ngi sama téléphone mën naa ko teg. ayoo jot nga ci. non audio yëpp laa am. nee na bu ministre bi muusoon da koy woo ci suuf jox ko gerte. mu non li benn bi mu njëkk a wax dafa ni mais loolu c'est grave. bi mu njëkk a wax dafa ni. ministre bi faux mathématicien la. déjà est-ce que xam nga loolu lu gën a garaaw ci àdduna amul. nit ku jàng nekk ak ay moromam nekkul woon privé de public ay moromam yëpp ne fa muy dang-dangi am BFEM am bac am licence dem génn bitim réew jàngi lu ne mu daj ko bañ ni ko yow mat nga sëkk. ci mat nekk jàngalekat université mu ñëw nekk jàngalekat jàngal ay nit ba ñooñu nekk ay prof di jàngale. nga xëy ni ko yow foo nga. loolu mooy yow foo nga loolu waxu personnel la rek. c'est mais attends mais loolu mooy yow foo nga état bi foo la. bitim réew ña la jox say diplôme foo lañ ñi nga jàngal ñëpp foo lañ mais loolu c'est loolu lu gën a garaaw ci àdduna amul. waxu kii la waxu mer la xam nga loolu wax bu non waxu mer la mais gis nga nit ñi dañu war a jàng bu ñu meree di muus. di contrôler di xam li ñuy wax lan la. man peut-être li ma d'accordul le fait que muy wax ne ministre bi bu muusoon. daf may woo jox ma gerte. daf may jox gerte ma noppi. loolu vraiment mais loolu ban xeetu. c'est loolu yàq Sénégal nit ñi léegi bàyyi nañu di xeexal responsable la di xeexal groupe bàyyi nañu di xeex ndax principe kenn ku nekk da ngay jiital sa intérêt wu bopp. sa intérêt bopp te loolu quand même. te Sénégal war na weesu loolu ba pare li gën a metti mooy soo génnee da ngay wax ci turu mbooloo mi yépp. te sa bopp ngay wutal. sa bopp rek ngay wutal. ndax boo ca audio ba muy wax amee waxul ni bu ñu joxoon bu ma joxoon la wax. bu ñu ma joxoon la wax waaw. bu ma joxoon donc beneen ba ca des ma dégg ko ma xaw koo naqarlu te loolu dinaa ci interpeller directement laa ci interpeller Modou Diagne Fada parce que moom waa ji ci boppam bi mu génnee di attaqué moom huilier la Sonacos kan moo ko yor Modou Diagne Fada. lan moo tax attaqué wul Modou Diagne Fada mi yor département am di attaqué ministre bi directement mooy benn ñaareel ba mooy ñu demaat teg ci ay fan ma dégg ko mu waxaat ci beneen wax ni ministre bi day xeex Modou Diagne Fada. moo tax jox ko gerte. mais non day xeex Modou Diagne Fada parce que bokkuñu parti genre wax yu mel noonu mais foofu lan moo fa indi baatu Modou Diagne Fada donc réew mi xam nga lan lañu war a def ku nekk xam yaay kan xam ci li nga nekk. ba pare ñu xam ne gars yi ci biir gars yi quand même. am na solo loolu laa bëgg moo tax ma ne ku ne da nga war a xam yaay kan ku nekk xam ñi nga même bu dee dafa am sax ñooy utiliser pour wax loo leen wala pour def loo leen. nga xam est-ce que amul ñu koy utiliser quand même. moom laay wax moo tax ma ni nit ñi nañu arrêté ñun am na lu ñu xam. bëgguñu nag chaque jour di wax di kii parce que nag ñun yàlla dimbali nañu ci mbay dafa am fu ñu ci yegg ku dem ba tëdd yeewu président de la république wala di la laaj mbay mi nii naa
kooku am na yu bari yoo xam ni boo ca tollee waratoo ne ci mbedd mi di wax. da ngay bind mbaa nga wax ak ki nga war a waxanteel. donc gars yi dañu arrêté di làqatu ci ay nit. merci beaucoup am na solo di génn di pour attaquer ay nit. donc loolu dafa war a jeex. voilà merci ñu bàyyi la rek nga tëj on arrive à la fin de cette émission lan ngay tëjee sëñ bi Bousso Bousso. waaw li may tëjee mooy di wax ni nit ñi nañu gën a góorgóorlu te jëmmal mbay mi. parce que man dama gis ni président de la république bi mu fi ñëwee léegi li mu fi def ci wàllu mbay amul benn président boo ko fi mus a def amul peut-être nag wane wuñ ko walla nit ñi xamuñu ko dëggantaan ci wàllum matériel tracteurs yi ci wàllum aménagement ci suuf yi parce que tey ci li ma doon wax sànq rek ma mën ci indi firnde que ni le ministre de l'agriculture nit ku am gëm-gëm la ku bëgg a dimbali baykat yi la ku ne ci ñun ñi xam na ni gunóor kan moo ko yor est-ce que ministre bi mooy sàmm gunóor non ministre bi sàmmul gunóor yi ministre bi sàmmul jinax yi. et pourtant bi jinax yi demee Ross Béthio lekk ceeb bi. dem na ba foofu. waxuma dem gi sax mais su ko neexoon ni li dogal yàlla la génn daan ni ndogal yàlla la kat man yorumay jinax mais 2 milliards la génne teg ci taabal ci wax ak président de la république mu génne 2 milliards jox leen pour jàppale leen kooku ku amul volonté wala ku bëggul li nga def di nga ko def. vraiment. doo ko def donc li may wax mooy nañu góorgóorlu li fi président de la république def ci aménagement ci mbay ci lu ne mi ngi fi nit ñi ñu ngi koy gis nañ ci def seen kem kattan fan yee passé rek maa ngi ciy waxtaan ak le directeur général de la SAED Aboubacrine Sow ñuy waxtaan ci lu yaatu ci wàllum aménagement mu may wax fi ñu jógee ci aménagement fi ñu toll ak fi ñu ko bëgg a yóbbu man loolu laa gëm ci nit kuñ dénk ab liggéey nga war ko liggéey waaye nit koo xam ne yow gëmoo lu dul dóor wut noo fii responsable yi fi am ministres yi directeurs yi ñëpp pratiquement du ma ne ñëpp mais ñi ci ëpp gëmuñu dara gëmuñu seen bopp gëmuñu dara gëmuñu président de la république gëmuñu réew mi gëmuñu dara duñ jël seeni téléphone wala boog dafa am ñu ñuy jël am ñu ñu bëgg di waxal ak ñu ñu bëgg te waxal man nag li ma leen wax yomb na képp koo ci xam ne am naa ci soxla loo xam ne ci yow la jëm te muy yitte askan wi waxuma sama soxla bopp soxlaa lu ma leen dara lu ñu am ñoo xam nañ ko téye waaye lu ma gis ni lii yitte askan bi la wala liggéey la bu ñu la dénk pour nga war ko def ci askan bi defoo ko ma woo la jotuma la li ma lay wax dinaa la ko yóbbante te fa ma la ko yóbbantee di nga ko dégg donc nañu tijji téléphone yi nit mënoo nekk ci ab département ñu dénk la ko nga jël sa téléphone fay ko wuti garde corps teg naan ay audience man Moussa Baldé dama fay dem chaque jour damay gis ay nit ñu fay ñëw sans audience te musuma gis ku ñëw ñun la génnal wala wool ministre bi amoo audience musta am saa yoo ko woowee téléphone jot ko man dama koy woo ci lu bari ci wàllum liggéey bi monsieur le ministre mbay mi nangam lii nangam automatiquement da nga koy gis mu def réaction boo xam ne da ngay xam ne kii liggéey bi ñu ko dénk ñor na ko bëkk démb damay waxtaan ak benn nit mu ni ma est-ce que xam nga le ministre de l'agriculture président de la république dina ko changé da koy waaj a dàq ma ne ko bayaboo ma ne ko ministre bi mu fiy ñëw dafa am ku ñu fi jëlee teg ko fi dafa am ku ñu fi jëlee teg ko fi te ministre ci boppam moom ak ci gëm yàllaam ak fi mu toll xam na loolu xam na ni dañ ko faa teg mais dinaa la wax ñaar kenn mënta wax maa nga def lu ko fa jëlee te appam jeexu fa ku yàlla bind mënu ko waaye gis nga bu fa appam jeexee bu ñu remaniement muy wàcc te loolu moom xam na ko xam gi mu ko xam a tax tey li ñu ko dénk mu ci def kem kattanam defu ko moomeelu boppam am na fii ay postes yu bari yoo xam ne ñi ko dénk seen moomeelu bopp lañ ko def di ca buum di ca bummi di ca def di leen doxalee nu mu ko neexee te bis boo amee tuuti xam-xam baa nga gëstu ci sa mbiri journaliste ci liggéey bi ngay def nga gëstu département bi ñu ko dénk di nga xam ne li ñu ko jox mi ngi koy doxal di ko teg ci yoon donc ñu ngi koy ñaanal di ko remercier bu baax fii mu teg tànkam foofu la bu mu xaar ku ko dàq bu mu xaar ku ko wàcce bu mu xaar ku ne ko waaw góor bu mu xaar ku ne ko bon na li muy def daal na ko def sénégalais yi di teg seen bët ñi ne ci suuf geek ñi nga xam ne ñoo ne ci mbay mi toog ku ci ne di ci gis sa bopp loolu rek mooy li am njëriñ merci beaucoup ñoo ngi ziar ñëpp di ñaan yàlla yokk jàmm ci réew mi amiin réew mi fi mu nekkoon ay jamono ci ginnaaw ci dal ci économie bu avancé ci lépp yàlla delloo si ko foofu amiin donc di waxaat ñëpp ni nañ gën a góorgóorlu te jàppale ndaw ñi pour ñu mën a jëm parce que ndaw mooy ëllëgu réew te réew yi fi dox yépp amul benn réew boo xam ne ay malaaka wàcc defar ko amul réew moo fi gis ndawu réew ma ñooy màgg defar réew ma pour ëllëg kon nañ jàppale ndaw ñi te taxawu leen
loolu rek laa amoon lu may tëjee di nuyuwaat waa Sénégal bu baax di leen sant ci liggéey bu am solo bi nga xam ne yéen a ngi koy def ci réew mi yéen tamit amul parparloo amul xaajaloo képp ku fi indi loo xam ni njariñu askan bi la wala loo xam ne bu ko nit ñi dégloo dégg sa njariñ gis nañ ni yéen a ngi ci taxaw. parce que dañuy toog di nag suivre partout liggéey bi nga bu am solo bi nga xam ni yéen a ngi koy def ci réew mi. jërëjëf ñu ngi leen nuyu di leen sant bu baax. jërëjëf salaamaaleykum. jërë ngeen jëf mbokk internet ba beneen yoon ak beneen invité fii ci senego.com.